alors mooy le DRDR mooy le SDRDR. SDRDR waaw mi ngi nii. alors après presque 100 quelques jours tool bi yëpp daal di fleurir encore mais il n'y a pas d'eau. Ah oui. Alors bii mooy actif de CFA bi. bii moom moo man bii moo man de ruq bi bii moo actif de CFA bi. bii moom 55 puus yi bokk ah puus yi bokk yi ñëw gën a bii moom moo man moom côté bi ah bokkul sax bokkul ma gaay tam bokkul non actif de CFA ayca léegi mën nañ dem Taliba. waaw ren moo gën a bon ci kër. fii rek mën na yor Tivaouane rek noonu département Tivaouane kon di jariñ ñu def ay waa juróom ma yi gerte nga war a jël Modou Fall nga yor gooñ yow Modou bu taw bi mu tawee boo fi ñëwoon dañ la ci génn ban bi la am rendement bu baax nga mën a jaar ci loxoy GIE bi incha allah lépp dinañ ci mën a ànd li sunu mbëbët nag ci activité bi mooy d'abord baykat yi ñu mën a xam fan la ñuy amee dooleel baykat yi moom mooy créneau GIE Aly Amar ci kaw loolu nag dañoo demoon tey suba ñu dem bis tool yi. Merci beaucoup.
donc asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp muy producteurs yi muy techniciens yi muy revendeurs yi di jiital ci nuyoo bi chef de service départemental bu agriculture ñu koy wax Cheikh Ahmed Ba ànd ak Ibrahima Niang moom it ku ne xam ko ci semence mooy muy technicien bu nekk ci semence ànd ak Mor Fall ñoom ñu ay techniciens yu fi nekk ci suñu biir mu am ay maire yu fi nekk y a le maire de Chérif Lo de Koul y a le représentant de maire de Taïba Ndiaye Massina Diouf Mamadou Bal Pire représentant maire de Pire du ma limee rek damay juum y a les chefs de quartier les chefs de village y a Maymouna Dieye chef de quartier conseil municipal la encore ak chef de village yi fi nekk yëpp ak producteurs yi fi nekk yëpp képp ku ma tudd lit da nga xam ni tudd naa la ca it lim bi sax daanaka taxul ñu ñëw fi di gërëm presse bi ñu àndal yëpp comme ni ko Babacar waxee visite bi objet wu visite d'échange la xool GIE Xaali Amar Fall lan lay def ci ànd ko ak baykat yi nga xam ne si am na baykat yoo xam ne déjà GIE bi ñu ngi liggéey ak ñoom am na ci yi ci ëpp li GIE bi am na ñoo xam ne sax liggéeyagut ak ñoom donc ñoo ñëpp la ñu bëgg ñi nga xam dañoo bëgg a liggéey ëllëg ak GIE bi ak ñi nga xam dañoo bëgg a liggéey ak GIE bi yëpp ñu xam ni GIE Xaali Amar Fall mu ngi fi pour yéen pour lépp li nga xam ne si soxla ngeen ko ci loo xam ni semence la loo xam ni kii la taxawaay la ci affaire technique maanaam lu ñu leen jàppale encadrement ak lépp loo xam ne si daal luy doxal agriculture la mi ngi ci seen wet ànd ko ak techniciens yi mu ko war a àndal yépp waaw ci loolu nag tey visité nañ benn tool boo xam ni dugub la visité nañ ñaari tool yoo xam ni gerte la visité nañ benn tool boo xam ni ceeb la donc particularité visite bu tey bi nag mooy ceeb bi nga xam ni daanaka kenn daawu ko fi bay ba tey ñu bay ko fi suñu borom dogalit ñu gis ci lu ñu mën a wane loo xam ne si mën nañ jàpp ni su technique bi lépp ñëwee techniciens yi accompagner ñu ni ñu war a accompagner yaakaar naa ni ko région de Kaolack tàmbalee gisa njariñ ba ak région de yi nekk ci sud bi yëpp commencé gis njariñ bi ci hivernage bi ñun tamit danañ gis njariñ bi ca loolu mooy suñu mébét mooy mébétu SDDR bi mooy mébétu techniciens yi fi nekk yëpp kon nag yéen visite bi seen visite la lépp loo xam ne nit am na ko ci question wala lu ko jaaxal wala lu mu bëgg a xam wala lépp loo xam daal jàpp na ni war na ko mën a liggéeyee ak GIE bi mën na ko dérouler suñu revendeurs yi it nga xam ne ñi ngi fii ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ñoom tamit parce que ñoo ñuy représenté ci seko yi nga xam ni alors GIE bi am na fa ay stock ñoom it vraiment ñuy ñoo xam ni vraiment ñu xarañ lañ ci jaay ak jënd donc ca loolu it dinañ ci jéem a xool nan la ñuy def ba gën leen ci accompagner ci technique gu jaay boobu ak technique gu jënd bi comme ni ma ko waxee ci producteurs yi it dinañu xool yan bés la ñuy defaat pour lëlu ak ñoom mi ngi ci suñu ay projet pour defal leen ay séminaire yoo xam day jëm ci encadrement ba nga xam ni baykat bu nekk dana xam lii mu jëm nan la koy defee loolu it mi ngi ci projet yi yaakaar naa ni Babacar mu ngi ciy liggéey yaakaar naa ni bientôt danañ ko def comme ni ñu defee lii bu boobaa dañuy invité producteurs yi ñu ñëw toog techniciens yi toog ñu teg kii bi ci taabal ji question yi dem lépp li nga xam ne si produit techniciens yi war nañ leen koo jox ci renseignement ñu jox leen ko ba nga xam ni liggéey bi ngeen jëm du ngeen ci am benn problème donc kon loolu laa doon introduire di leen nuyuwaat encore di leen gërëm di nuyu ñu fi nekk ñëpp di leen wax ne kenn ku nekk soo amee loo ci sànni mun nañ la jox kàddu d'abord ñu jox technicien bi wa ilaa ñu bàyyi yéen ngeen introduire parce que ci ni ngeen di waxee ñun ci la ñuy réagir ci les techniciens yi di réagir donc kon ma jox ki nekk ci sama ndijoor muy monsieur le maire Serigne Lo. bokk jullit yëpp producteur revendeur service technique présidentiel ak ñi mu àndal presse bi waaw man Serigne Lo laa tudd
nekk premier adjoint maire de la commune de Chérif Lo Ousmane Sarr jiite ko producteur la parce que ci la juddu ci la yaru président commission distribution de semences et matériel agricole ci la bokk loolu kon dina ma may tuuti ma mën a am ay seede yoo xamante ni dinaa ko xam ci li ñuy liggéey tey mbégte mi ma gis ni yàlla la ci ñun mu yaatu mooy ku am loo bariwul a am booy wax war naa feeñ ci li nga xam ne bariwul a am wax dëgg yàlla bu jëkk bi mooy am nañu aw jiw sant yàlla ci at min ko amee bu jiw jafe woon la ndax at mi ñu weesu récolte wuñu woon ni nga xam ne noonu la nawet bi waroon a mel moo xam pexe yi fournisseur bi du président CE bi fan la commandé aw jiwam ak naka la ko amee parce que ñun ci département bi yaakaar naa bariwuñu njàqare yu ñuy am buñ jubee ci wàllu jiw dañuy jàpp ni liñ ci waroon am njàqare yépp baykat ni nun di doomi baykat moom lañ ko sédde te moom nu koy bokkaat résultat yi itam noo koy bokk séddoowaat ko kon mu mel ni Modou Fall saa bu jiitoo ci lu mel noonu ñun dañuy téye suñu tànk rek di tàllali tànk jàpp ni li war a am dina am mu am ren itam wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom jox nañu taw boo xam ne méngoo na ak am yaakaar ndax benn jamono boo xamante ni wow na koŋ bariwul bu amee bariwul kon ba nga ni si mu mottalil nu taw bu mujj boo xam ne astaghfirullah mu jox na taw bi mujj gis ci barki démb ak démb yal na ko fi yemale ndax li ñu yor bañ a yàqu waaye yàlla mënu ëpp programme te moo lu mu def neex nañu kon nu sante ko yàlla di xam ni li ñu def nii ci waxtu wi ñu ko defee mu laaj la li des rek sëñ bi moo di xaw la koo laajale mooy tool yi moom noo ko bokk gis nañ ko yaakaar na ci point de collecte yi moom la ñuy ñaan mu gën a yaatu te gën a teel ndax léeg-léeg ñu dégg loo xam dañuy mel ni bokk noo ñoom Sénégal ay MP man bu ma ko dégloo ci rajo damay jàpp ni peut-être Guinée Bissau la wala Guinée Sékou Touré la ndax li may dund ni defe woon naa ni paysans yi loolu la ñuy dund kon loolu itam dañuy waxaa ni ñi koy def itam te yàq der bu dëggoo fournisseur yooyu itam yaakaar naa sëñ Modou mi nga xam ne moo leen xaw a fii ci wàllu kilifteef war naa wax ak moom ku nekk yàlla loo attan ba fin ba mu am résultat yoo xam ne ñun ñëpp résultat yu positif lay doon kon comme ku nekk am na ci cër bu mu ci war a wat li nga xam ne moom la ñu mujj nag mu kéemaane loolu ci ñun mooy ceeb bu sax Kajoor xam naa bi ñu koy jariñoo bëri ko fas yéene lekk man fu ñu koy defee nañ ma invité ma añ ca ngir xam nekkati ceeb ci Kajoor mën naa mel noona te mel fépp bi ma gis ni mel ne am na yaakaar waa Njaxate yi dañ ko soxla kon sëñ Modou déwén gi lu jëm na nu teel a faggul jiwu ceeb gox bu nekk ni nga defoon daaw ñu def ko te yàlla dugalu ko yàlla boo ko xaaree mu fekk la fa bu amaatee nag nuñ tam nu def bu nu ma mën a mel boo liggéey du defaat ndax booy wane résultat yi nga wane yeneen tool yoo xamante ni yu mel nii sama lay doon te nu fekk ko ñun ñëpp noo ñaan ci yàlla mooy borom xewal la yàlla bokk nu defal jàmm te li ñor ci nawet bi yàlla nañ ko jëriñoo mais li may insister rek mooy point de collecte moo des ak xaalis bu bari prix yi dem yàlla ngeen ko yokk ndax noo béykat la yoo xam ni ab récolte daa gëj ci noonu ku deqe gëj a def nag boo amee am ndeqe di nga bëgg mu xaw a seer tuuti ba ñu mën koo jëriñoo maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant surtout suñu kilifa bi yore agriculture ci département de Tivaouane muy monsieur Ba parce que ak monsieur Niang maanaam seen comportement yi moo ñemeloo te baykat dafa bëgg am koo xam ne da koy ñeme ba foog ne koŋ-koŋ muy la entré ndax ñaar rek lañu fi indi mooy bëgg-bëgg boo àndul xam-xam te bëgg-bëgg nag bu àndul xam-xam bëgg rek a fa ne ki fay nekk bu amee xam-xam bu ànd ak teginam mën a recevoir ku nekk mën a satisfaire ku nekk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka. man maa ngi tudd Cheikh Fall dëkk village bi ñuy wax Kër Xaali Sarata bokk ci commune Chérif Lo
ma nekkit président chef de village Serif Lo nekkit gérant ci point de collecte bu Serif Lo man ak Issa Ndiaye mii di sama secrétaire général maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp maa ngi doon ñaan bala ñoo tàmbali bala may tàmbali sama kàddu suñu kilifa gu baax gi nga xam ne ko ñàkk bëgg démb suñu xel nekk ci tëdd ci gaaw a jóg kenn ku ne jàng ñetti lixlaas keneen ku fi nekk tam bokkuñu diine tam sa diine ba nga yaakaar nga jàng ca ñu ñaan yàlla dolli ko leer muy sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine kenn ku ne jàng ñetti lixlaas naa loolu ñu ngi mbooloo bu teew yépp rafetlu jotaay bi lool kon romb na département Tivaouane romb na arrondissement Pambal tey mel ni kilifa yi ci commune yi jigee Pambal yëpp ñu ngi fi Pambal la ngi fi Serif Lo ngi fi Piré ngi fi Meewaana ngi fi Kuula ngi fi kon Taïba Ndiaye ngi fi kon meleen ñëpp ngi fi kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen nuyu itam suñu kilifa yi nga xam ne ci moo tax bu muudu mënee am lii suñu kilifa yi ñoo tax loolu mën a am ñoo ngi ci jiital suñuy waajur yal na leen yàlla fayal ci dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ci tegit ki nga xam ne moo yilif réew mi di président de la république monsieur Macky Sall ak i njabootam yi ko féete suuf yëpp ministre de la agriculture ak monsieur le préfet département ak su préfet Pambal ak sunu maire bi nga xam tey noo moomee yëf yi tey ndax Serif Lo tey moo moomee mbir mi tey ndax cooli tey Serif Lo la muy monsieur Ousmane Sarr ak adjoint mi ngi teew nii premier adjoint mi ngi teew ak commune Serif Lo bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ndax tey li nga xam ne moo waral cooli dëgg-dëgg muy ceeb bi tey commune Serif Lo la ko yàlla def ci arrondissement Pambal yëpp ci département Tivaouane maanaam sax ci région de Thiès arrondissement commune Serif Lo moo fi jëkk am toolu ceeb bu ñuy xool kon loolu noonu ci sant yàlla bu baax di ci sant Moodu mi nga xam te ne yàlla dogal na ci loxoom la ko yàlla jaarale ba mu agsi ci noonu ñu di leen xamal ni fii nga xam ne fi lan toog tey di arrondissement Pambal noonu ni fi toog ñi saal bi yëpp ndam nu di ay baykat te baykat dafa bari lu ñu nuróole foo leen fekk ñooy nuróoy mbubb ñooy nuróoy tool ñooy nuróoy néeg loolu moom foo fekk baykat yi ñett yooyu ñoo ko nuróole ñooy nuróoy mbubb ñooy nuróoy tool ñooy nuróoy ay kii ñooy nuróoy bokk itam ay bëgg-bëgg suñu bëgg-bëgg yëpp mooy xam na bu baax ni ginnaaw bu yàlla dogalee jiw yi nga xam ne président mi ngi ni jox jiw bu doy jiwu nekk qualité ñëpp di ci jot waaye teewul te Moodu ci xereñam ak xelam rafet ak yaatalam mu indiwaat yeneen jiw yoo xamante ne si tey ñëpp bëgg nañ ci am dañoo toog si ma ne man de maa ngi deqi ñun ma tax ngay deqi man leen gerte gi may deqi day yàqu ñun ma lu tax goo gerte ga la ma ne day isément ma xanaa isément boobu yaatuwul ma ñeen boobu mënut a yaatu ndax Moodu mee kat ma nga ne waaye bu ñëwee moom donc dacanaan ki tamit maa koy bay ba xam maa koy bay ba xam moom na moo koy bay ba xam nu mu mel mu door ko génne tasaare ko ci mbooloo mi muy am na base am na pré base am na R1 am na R2 kon loolu itam jiw yooyu nga xam ne mi ngi dugg ci biir nit ñi changé na baykat yi bu baax a baax a baax fi baykat nekk tey di bay gerte di bay dugub xam nga bu baax sa jiw bi ngay bay am na changement bu baax sa tool am na changement bu baax a baax a baax a baax te boo duggee ci àll bi tey xool ko gooñ goo ci buddi sa xool dina sedd sa xel dina dal kon ñu ngi ñaan ci kàttanu borom bi tabaaraka wa taala lépp luñ ci bay luñ liggéey ci àll bi yàlla nay nekk suñu muur ak muurum jullit yëpp ci dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen xam daal suñu xool sedd na suñu xel dal na suñu yaakaar it yokku na lool ñun ñi nga xam nag doon ne ci àll bi xam ni nooy joxe jiw yi nooy jënd gerte gi wax dëgg yàlla li nga xam ne mooy problème mooy jiw yi moom lañ bëgg mu gën a yaatu gën a teel population bi ñëpp mën a am jiw wante jiw yi dafa manqué de trop nag dafa manqué de trop kon nañ fexe ba jiw bi muur nga loo gën a góorgóorlu yaa ngi góorgóorlu bu baax waaye loo gën a góorgóorlu yokk ba jiw bi gën a yokk bu baax a baax a baax gën a tas ci àll bi monsieur Ba ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay yaa ngi monsieur Niang seen taxawaay xam nañ ko bu baax xëy na yow gan nga bu fii door a ñëw wante ñang moom xamante nañ bu baax ndax lu ëpp fanweeri at ñoo ngi ànd ak moom di liggéey kon xam nañ ko duñ laajte wante yi itam ñi mel nan la lool am na ci yow yaakaar lool tam yàlla bu yaakaar tas ñu ngi lay dénk suñu bopp di la dénk population bi nga xam te ne si am réew mi yaakaaru lu ñuy mbay li fi jëkk tey ci jamono ji mooy mbay mi nag li ñu ci mën a dimbali mooy ni fexe bu am jiw wu teel wu baax ak engrais bu doy engrais bi itam des am na rëq-rëq tuuti ndax engrais bi toujours day yéex a ñëw te du doy fii nag boo nee réew mi foo taxaw fu ne ndax am nga engrais rek ngay dégg
am ngeen engrais ngay dégg engrais bi day manqué de trop te baykat yi soxla nañ ko lool ndax suuf si moo ko soxla fi nag foo jiite engrais woo ko du bokk ak fa nga jiite engrais te fa am engrais bokk ak fa amul engrais kon ngeen dimbali lu baax taxaw na ci jiw wi taxaw na ci engrais bi muudu lii nga def nii bëgg nañu réunion yi di gën a jigéeñe xam ne bu baax nag du yomb sax ndax ba nga ko dalee ni sër nar ko wax ba yàgg na kon ki maanaam fekk ñu wër tool yu bari daaw wër nañ tool yu bari waaye nag xëy na ren nii la ko yàlla dogale kon maa ngi leen di jéggulu ndax ñu war a jël kàddu dafa bari waaye ngeen xam daal suñu xol sedd na suñu xel dal na suñu yaakaar yokku na ñu ngi leen di jéggulu wasalaamaaleykum wa rahmatullah di sant yàlla bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne tey moo fi dajale mooy wàllu mbay ñu ni jiite ci mbay ñu ngi leen di nuyu mboolem ku fi teew di sant na yàlla bu baax a baax ndax yàlla mi nu may li nga xam ne tey moom la doon bëgg di ko ñaan yàlla nañ ko muurloo yàlla mën na ko yàlla def parce que baykat moom li seddal xolom mooy bu gisee gàncax gu màgg ak taw xelam day dal kon ñi fi nekk ñëpp ay baykat la moom li nga xam moom a gën a neex te may jël kàddu mooy lenn commissariat bi ma bokk muy Serif Lo yàlla dogal ceeb jëkk faa ñor rawante na fi ma dëkk di njaxate amar di suuf ci njaxate amar loolu yi gën a sama cee neex parce que bu ñu nee commissariat Serif Lo ñu jël ci benn dëkk muy tey njaxate amar ñu ni ceeb ñor na fa waa looyee ni dem ba kontaan ci ba ni añ bañ ci jëkk añ nañ ko ci woo sama xel day dal bu baax a baax kon loolu moom a gën a tee neex parce que du fenn fudul njaxate amar loolu maa ngi ci sant bu baax di ci dolli itam xalaat yu baree bari te xam ne moom bu déwénee incha allah yaakaar naa dana bari tool yi dana bari parce que man barki démb dem naa ca tool ba gis ko ñëw naa wax naa ko tool bi da wax dëgg yàlla mel na ni bokkul ak daaw dañu koo bay sonn ca lool waaye yàlla dogalewu ko nii kon yàlla mi ko dogale nii te baykat moom fu mu bayee itam doo lekk dugub daanaka ceeb rek ngay lekk kon donc boo dee bay di ñoral ceeb sa xel day gën a dal kon nun noo ngi ñaan ci yàlla ñi nga xam ne ñoo yore wàllu jiw yi di wàllu ceeb na ngeen ko gën a yaatal bu baax a baax nun di fas nañu yéene insha allahu rabbi ginnaaw soonu njaxate amar ceeb ñor dafa di waa njaxate ñëpp dina bay ceeb loolu maa ngi leen koy yëgal kàddu yi ginnaaw seex wax na maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nawet bi yàlla nañ ko muurloo yàlla sedd guy yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli man maay buyee jaxate chef de village njaxate amar waxuma ko woon waaw. di nuyu yéen ñëpp ñu teew fii di ci jiital nuyoo bi maire yi nga xam ne ñoo ngi fi di ci teg le président GIE Xaali Amar Fall di ci teg technicien yi SDR bi topp ak technicien yi nga xam ne ñoo ànd ak Xaali Amar Fall ñuy wax nag ci turu commune Pire ci turu kii nga xam ni moom laa àndal aussi di Mamadou Bal di le président des chefs de producteurs dinaa wax aussi ci casquette membre commission administrative distribution de semences et intrants agricoles dinaa wax aussi ci mouvement bi nga xam ni moom laa représenté di la MSD di secrétaire général national bi nga xam ni dañoo lëkkoo ak Xaali Amar Fall di xam nag ni nañu protocole boo xam ni signé nañ ko ak le GIE Xaali Amar Fall président bi di Modou Fall ba nga xam ni jox nañu 20 tonnes yoo xam ne distribué nañ ko dans le département de Bambey dans le département de Diourbel dans le département de Mbacké et dans le département de Louga ak dans le département de Tivaouane donc loolu di lu rëy semence yooyu di semence yoo xam ni semence yu mucc ayib ñun waa Pire xam nañ ko parce que damay wax toujours ni seko yi nga xam ne xam naa ko muy magasin Pire ak magasin Mewane passé nañu léegi ay seko écrémé ça fait 2 ans ou 3 ans semence yi fay joxe c'est des semences sélectionnées loolu moom lu wér la waa Pire wax nañ ko que Pire ni ñu exigeant parce que ay fonctionnaires ñoo fay bay ak i techniciens ba nga xam ni bugg ñoo joxe loo xam ni lu baaxul yàlla nag dimbale nañu ci ba nga xam ni bi ñu lëkkoog ñoom ba léegi lépp lu ñuy joxe ci semence ak lépp lu ñuy joxe ci céréales moom moo ñu koy jox moo ñuy jox ñebbe moo ñuy jox mboq mais lépp presque buy gerte gi ñëw moom mboq mee ànd moom ñebbe jay ànd loolu la béykat bëgg problème bi ñu am daal mooy un problème d'engrais te wax nañu ko barki mu fële aussi wax nañu ko à Dakar ñu leen ñun bu fekkee ni GIE Xaali Amar Fall mën nañoo jël engrais bi du ñu ko jox ñun moo ñu gënal parce que da ñëw à temps mais engrais gerte nga téye ko ba mois de septembre nga door ko joxe wax dëgg yàlla loolu dimbale woo béykat ñi ngi sant ñëpp nag
di gërëm ñëpp lii daal mbéyum ceeb mi nga xam ne aussi moom la ñu visité léegi tool yi am nañ ci mbégte parce que ñun ñii duggoon nañ ci Modou Bal mii def na formation bi daaw defe naa ba léegi mi ngi jiwu gerte jiwu ceebam parce que daaw bi ñuy jox jiw bi c'était un peu tard mois de septembre la ñu ko jox waaye defe naa ni lii Modou def expérience bi mu def nii ñu teg ci suñu bët xam nañu ceeb mën naa am fii ci Kajoor bon nag ñi ngi ñaan yàlla lii nga xam ne daal nësër nañ ko ak GIE Xaali Amar Fall yàlla nañ ci yàlla jàppale ba nga xam ni parce que li ñuy wax toujours fournisseur am na opérateur am na waaye bu mel ni Xaali Amar Fall bariwul Sénégal on l'a dit au ministre wax nañ ko directeur de cabinet parce que moom wax dëgg yàlla heure yi mu lay jox semence day teel heure yi muy jënd gerte gi mois de novembre 30 novembre fu mu jotee mu teg particulier mais loolu la ñu bëgg béykat loolu la bëgg bon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Mamadou Keneme secrétaire général national du MSD. di leen siyaare di leen balwaq te di leen balaq xam naa nag ni ko suñu mbokk yi waxe man maa ngi tudd Moussa Diop dëkk Koul di premier adjoint au maire bu Koul yàlla dogal may président commission bi seddali jiw yi yàlla dogal itam ñu féete foofu ci magasin bi xam naa ni ko ñu bari waxee rek noonu la ndax wax dëgg yàlla li ñu fi dajale di ay baykat ak i technicien ñëpp gis nañ leen waaye nag nun liñ ciy gën a wax rek mooy ci wàllu jiw rawatina nag ceeb bi nga xam ni gis nañ ko fi léegi te xam naa njaay ni gis naa fi ay njaay yoo xam ne bi ñu demee ci biir ceeb bi ñu ngi doon yëngatu xam naa xëy na ay sànqale ñu leen doon dox waaye nag noonu ko noo ngi foofu la ñuy jëkke ci wàllu ceeb bi ndax nun fii ci commune Koul ay baykat rek ñoo fa dëkk yow nga xam ne itam bëgg nañu waxtu set lépp loo nga xam ne ni baykat dina ko mën a bay rek ci wàllu mbay rek buñ ko amee daanu ko bay ndax nun mbay rek lan yaakaar ay baykat lanu te gis nañ li nga xam ni feeñ na fii ci commune Serif Lo Modou Fall mi nga xam ni mooy opérateur bi nga xam ni mën naa ni yi ëpp ci département bi ak région yi ba ci Sénégal gépp moo leen di fournir yàlla dogal mu indi ko fi kon loolu war nañ ko cee sant bu baax a baax a baax di bëgg nag it ñu gën koo yaatal ba nga xam ne dina yàlla tas ci commune yi nun di bëgg nañ ci mu ñëw Koul ndax nun bay rek lan yaakaar beneen bi ci des itam ci wàllu jiw yi ni ngeen ko waxee noonu rek la muudu moom wax dëgg yàlla mënuñu koo bañ a wax te it loolu la ñëpp wax moom bu fekkente ni opérateur yëpp mel na ni moom kon Sénégal baykat yi dinañu gis seen bopp bu baax a baax a baax ndax bu dee jiw la dina ko indi ca waxtu wa yàlla dogalugul muy taw te sunu jiwu fekkul nu séddale ba pare état it wax dëgg yàlla jàmbaar lañu ndax nun bu dee fii ci Koul dinañ ñu jox 112 tonnes wala 60 tonnes de kemb te moom waxtu set mi ngi nu koy indil bi nu demee ba ci biir it moom itam ci xarañam ci wàllu jiwu yi variété yi indil nañu fi 50 tonnes yoo nga xam ne nii indil nañu ko fee ca Koul dolli ko ci li nga xam ne moom la ñu état joxoon kon fee jiwu manqué wu fa wax dëgg yàlla képp ku yàlla doog la xam ne da ngaa bëgg a bay rek moom jënd nga jiwu na nga ko bëggee tey gerte ga it macha allah rafet na kon loolu muudu dañ ko ci sargal bu baax a baax li ci des it mooy yàlla dogal na tool yi jigéen mel na ni ñor na ndax góom nañu ni ko njaay ni waxe ñebbe ji pare na du gerte gi ñoo ngi war a commencé déqi gerte yi fi mu ne gerte yi macha allah am na yaakaar ndax ñun bu ñu xoolee ci sunum natt 2010 lan fi mujj a gis gerte koo xam ne jigéen a gii te bu ko yàlla dogalee jàpp na ni gii mooy gën yéggagul nag ndax te yéegunu ko waaye yaakaar nañ ni mooy gën a goog a gerte kon li nga xam ne moom la ñëpp di xalaat te yàlla dogal na nawet bi nin ko bëggee woon amee nañ ko ni
ñu waajal ko ba campagne bi waxtu bu jotee rek baykat yi mën a daal di lijjanti seen mbay mën a lijjanti seen soxla ah loolu moom bëgg nañ ko baykat yi bëgg na ko rawatina commune Koul nag ah di wax nan ko waxoon fee léegi ca tool ya Moodu opérateur la boo xam ni wax dëgg yàlla fu point nekk mosuñoo am problème wala boo xamuñu ko nun ndax bu waxtu yu jotee dinañ ñëw ak financement yi na mu war a ñëwee dañ daan toog dégg ñu naan coopérative sàngam de ñaari weer ñetti weer yoo xam ne gisuñu xaalis te nu yàlla dogal na fee ca commune Koul ak li ko wër lépp ca arrondissement ba gisuñu ko fa kenn ku ne saa boo jógee di nga jaay sa gerte ca waxtu wa xanaa xat-xat loo fay ne waaye moom kenn ku ne di nga jaay sa gerte ca waxtu wa kon loolu noo ngi ko ci sant noo ngi ko ci gërëm ah lii nga xam ne mooy wàllu jiwu ceeb bi itam nag nun ay baykat lan te dama daa dégg ñu naan suñu blaat naan ak mbaadoo la de boo ko sooxee mu làggal la kon war na noo góorgóorlu ci jiwu yi nga xam ni di wàllu ceeb bi ak waneen ak waneen mu ñëw fi nu jàpp ci ak suñu fukki loxo mooy ko te yaakaar yàlla yaakaar tool yi ndax kat ah bëgg a doon baykat bëgg a doon leneen loolu yombul lépp du mën a ànd dox kon nanu dooni baykat leneen lu cay dolli ni dolli ko ca baykat nag ndax ren ji boo xoolee ah ca sunu zone bee gis naa fa ñoo nga xam ni bi bët di séb bi amuñu sébu róoj te nga ni baykat laa bët séb bi ba am ñetti fan mënoo dem tool te nga ni baykat laa loola wax dëgg yàlla boole nga kook leneen kon nag loolu noo ngi ci ñaax sunu bopp nu di ci góorgóorlu ba waxtu bu jotatee ñu ne ruuj jot na nu dem ca ndax bare na ren ji ñoo nga xam ne am nañu lu ñàkk te ñàkk a ruuja leen ko yóbbee kon loolu lu mat di bàyyi xel la kon bu ñu dematee ba ñu ne moom de ah ruuj jot na nu taxaw ci nan ci war a taxawee nag ndax kat kuñ dul xaar dangaa war a xaare waaye toog ba bët séb bi nga xëy gàddub daba yore daba di ëleen sa waa kër naa dem ca toolee nangam nangam loola kat dangaa tudd baykat waaye doo baykat kon nañ leen koy bàyyi xel njeeg fekk nañ ko ah nawet bi nag wax dëgg yàlla di ko ñëpp waxee moom sant nañ ci yàlla bu baax lépp jag na kon nañ ñaan yàlla muurloo ko ci barke yonent bi barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf. ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay gi et particulièrement Modou Fall ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm it ñi nga bokkal groupement bi Lamantine bu groupement Saint-Albert producteur mbaraglu biram ci Pambal ay maa ngi jégalu tuuti balaa maay continuer waxtaan wi dénk yàlla sunu borom dëkk bi gaañu barki démb ci choc borom dëkk mbaraglu biram yàlla na ko yàlla xaare àjjana ja gën a kawe et ma continuer ci li nu boole tey di mbiru baykat man dama naan suma kaawu bopp c'est un peu particulier ndax infirmier bu retraité la juddoo Pambal bien sûr yaroo fa dugg àll bi nag ci liggéeyam ma yóbboon ci àll bi retraité dellusiwaat Pambal et taxawu nag duggaat tool yi waaye xam nga boo absenté lu ma 30 ans 40 ans ci àll bi boo dellusiwaatee daanaka saa bees nga xamatoo dara ah am ku ma boolee Modou Fall wax dëgg si yàlla daaw jéeg la ak daaw maanaam nawetu daaw la ak nawetu ren ji 60 kilos yi ma jëkk bay ba ñu ko dékki ba pare ñu bàcc gerte gi ma ne lii di alhamdulilah ma ñu toj gerte gi ma tànn ci lu toll ni kilo ma andi ko ba ci bureau Modou Fall man ko man de Modou li ma doon wax naa la ko xamatu moon dara ci bay damay jàngaat est-ce que lii dina baax jiw déwén mu ni ma gerte gi ma la joxoon la man ko waaw mu ni ma kii bàyyi ko naa la jox lu ko gën ma hésité tuuti takk sama saako ba mu dëgër conservé ko daal di koy denc ndax kat dig nañu ma lu ko gën waaye nag lii ma yor comme baax na dinaa ko denc ba gis li gën Modou jërëjëf encore une fois groupement bi soxla jiw mu boolee ma ak technicien bi ñëw Pambal ñu waxtaan ak waa groupement bi avant nawet Moussa Mbaye woo ma nee ma jiwu taxaw na dama jëli jiwu groupement bi ba ma séddalee ba pare Modou lu pour 30 personnes 40 personnes toppaat nañ ma ci jiw man leen amatuma jiw a jeex na nan yàlla may jàmm
nan yàlla yokk taxaw nan ku yokk gërëm ci nawetu ren ji ndax man de waa dëgg si yàlla Moussa Mbaye la ma waxoon tiitu xawoon naa ci am njàkkare ndax daf ma ne Pambal suuf su xonk la mu ne ma da nga koy jiyee 24 waaye ku ma ko wax ci groupement bi ñu ne oh 30 la ñuy jiyee fii man it boobu ma ne technicien bi lu mu ma wax naa ci jàpp ma jiyee 24 gerte gi sax espace yi 30-40 centimètres daañu ne ma gerte gi daa saxadi ma ne ah Moussa Mbaye ma ko wax de technicien ba ma ko wax ma woo Moussa ne ma na taw rek gerte gi dina baax waaye tey jii maa ngi fàttaliku booba xale laa gerte law bu njëkk ba la ñu wax bañ daan wax law nga xam ne da daan tàllal ba toll nii di meññe ba ci carya bi ma xoolee gerte gi ma ne est-ce que Moussa delloowul law ci Sénégal gi Modou Fall waaye Modou jërëjëf ndax yaa ngi ñuy jàngalaat bay li ma ci yokk ñaan rek mooy technicien yaa ngi nii dañuy fexe ba bu déwéne incha allah nañ ñëwal Pambal ñu xool suñ suuf si wax na ci fépp foo xam ne zone yoo xam ne ca la ñu mënee bay gerte ak expérimenté ceeb bi nga def Modou c'est très important GIE bi 35 personnes ji nañu te xam naa li ma toppat ci ginnaaw gi bëggoon jiw ëpp na 30 personnes waaye ma leen jiw a jeex na am naa koo xam ne kooku moom it c'est un converti parce que mi ngi doog a jógee Dakar bi mu ñëwee bi mu déggee gerte gi topp na ma ba defe naan daa ñëw ci yow man ko man li ma yoroon jeex na te dama maa ngi ji parce que maa ngi tardé ci ji bi topp nit ñi bay tardé ji nag aussi da ngay waaru man ko demal Tivaouane ma jox ko numéro Modou man ko bu demee Modou ma woo Modou man ko am na kuy ñëw wax dëgg si yàlla suma grand la Dakar la jógee day jàngi bay moom it day jàngi bay comme man kooku bu ma dawal oto ba nga jox ko saako ba bët ki démb mi muy wax gerte gi technicien bi kañ la koy seet man ko Moussa Mbaye dina ñëw kon ñun lu ñuy ñaan Pambal groupement Saint-Albert bi lu muy ñaan mooy technicien bi gën ñëw jege dinu tegte dinu tette ndax ay saa bés lañu ñu ngi doog a judd séeréer ku ne xam na séeréer ci mbay dugub ak gerte waaye une agriculture modernisée Modou moom la ñuy ñaan léegi une agriculture moderne ndax bi may ji ren tracteur ba ma jiyee loolu daanaka 15 heures lañ commencé 18 heures ñu pare gaañ ku romb taaw xool ku romb taaw xool donc jërë ngeen jëf techniciens yi ñu ngi seen ginnaaw wax ci mënte yàgg la mënuñu wax lépp ay baykat lañu kon nanu fexe ba liy jëmalee bay bi kanam mooy moderniser agriculture bi tracteur ak yooyu jiw bi doy ñëpp wax nañu ko engrais bu doy ñëpp wax nañu ko ren gi ñun dañoo jëndi engrais moo bi kon bu déwénee ñu ngi yokk ci seen ginnaaw loolu gi jaaxate merci jërë ngeen jëf. mën naa démarrer asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam man maa ngi tudd Fallou Badiane nekk revendeur Seko Noto Guy Jama dëkk Kër Samba Yacine nekk itam président conseil d'administration de la coopérative rurale de Pambal nekk itam membre ci RESOP organisation bu mag la ci Sénégal yaakaar naa ñu bari xam nañ ko mu jiite nag organisation ba pare nekk revendeur moo tax bi ma ànd ak Modou Fall léegi ma ne ko man damay taw ndax damaa jiite organisation boo xam ne bu mag la ma nekk revendeur xañ na mosal nga ma waaye li ma am doyu ma ndax li ma gis moo tax kon ginnaaw bu ma ko bëree may ba noppi ñaan yàlla liggéey bi gën a jëm kanam ndax fii ku fi ñëw tey rek nekk acteur de développement yaakaar naa ni sa xol sedd na di gërëm ngi itam nag techniciens yi fi teew yëpp di gërëm DRDR bi monsieur Ba gan la fi di ko souhaiter la bienvenue yàlla dala ko fi jàmm defal ko fi aussi réussite di nuyu sëñ Lo di ko gërëm itam bu baax a baax ci teewaayam ak ñépp ñi nga xam ni teew nañ fi ndax ku fi teew ku nekk rek ak gox nga fi teewal Modou Fall nag ku nekk war na ko gërëm parce que liggéeyam dafa rafet ndax opérateur bari nañu ko nekk fournisseur bari nañu ko nekk waaye jël ay initiative moo jafe jël ay initiative pour ñi nga àndal di def ay perspectives pour ñooñu mën a avancer loolu mooy jafe-jafe ndax ñun dañuy daw toujours ci gannaaw ISRA suñu organisation pour mën a am semence de qualité mais gerte
gu mel nii tey man maa ngi koy door a gis ñi may waxal nii xam nañ parce que Israël lañ nekk ñoo ngi daw toujours seen ginnaaw kon Modou Fall man dama nekk ambassadeur tey ñëw ma rek en qualité de revendeur mais dama nekk ambassadeur u Notto Gouye Diama parce que dañ may jàmbat jiw bii président communauté rurale kii chef de village yi seen président Xaali Ñaan chaque jour mi ngi sama nopp waxal ci Modou Fall pour ñu am semence sélectionnée bi may gis kon loolu maa ngi la koy wax nekk itam ambassadeur u Corap ci réseau tim ndax ñu ngi nekk 30 000 membres ñu ngi nekk 3000 ñu ngi nekk 5000 membres ci arrondissement Pambal yore juróom-benni antenne commune bu ne am nañ fa antenne commune bu ne am nañ fa antenne te commune bu ne soxla na jiw wi ndax ci biir ñun ñuy wax sax am nañ ñu ci bokk waaye ñi nga xam ni ñoom bokkaguñu ci ñooñu ñoo ma tax di wax waaw kon li ma gis fii day dal na ma te itam ceeb aussi il faut ma wax ci parce que jox nañ ñu ceeb bu yàgguloo mais ceeb bi bàyyi ko ndax gëmuñu ko ñu bari koo ko jox danaan man duma bay ceeb ab saako ngay traîner fee ca seko ba li ko waral mooy ñàkk xam kon nag yaakaar naa bi ma ñëwee fii gis lii dama am tool yu ko mën a liggéey keneen ku ma gis aussi dinaa la ni la liggéey ko te dañuy wax tamit naan ban kii lañ koy jiyee ban disque waaw Modou Fall wax na fii léegi ni disque bi nga doon jiyee gerte nga koy jiyee kon déjà am naa foofu gën a am foofu expérience kon Modou ñu ngi lay gërëma sincèrement te jiw bi nga ñu joxoon ren képp koo contesté woon rek amoo nawet muy gerte bi